jërëjëf mbokk yi internet yi suivre à travers Ndongaan TV alors Saly Nomar l'homme qui touche là où ça fait mal tey nag ñu ngi noonu ñoo ñëw ànd ak yéen ci Actu People nag fii ci Ndongaan TV comme ni ñu leen ko tàmbale woon di leen ko jox à temps réel lépp loo xam ni actualité la te muy def buzz sur la toile daal nañ koy jox à temps réel alors mi ngi noonu Saly Nomar la fii ci Ndongaan TV dinañ jox première actualité bi nga xam ne mi ngi def buzz aussi ñu fas yéene aborder tous les sujets yoo xam ne mi ngi def buzz sur la toile bu njëkk bi bokk na ci single bi nga xam ne new single bi nga xam ne Aby Ndour génne na ko ak kii di Alioune Mbaye Nder mu doonoon togg xaarandi boo xam ne def nañ ko lu yàgg-yàgg kenn déggu leen ci chaîne musicale bu Sénégal alors bu ñu génnee nag ñu génne titre bi ñu duppee ko Seeto Seet alors Seeto Seet di def buzz ñëpp ak kii ko alors tiktokers yi aussi ak tiktokers yi ñu ngi gis ni ñoom itam ñu ngi reprendre woy wi di ko def à travers si seen vidéo voilà mu doon woy woo xam ne ñëpp ko ak yi macha allah yéen itam mën ngeen ko am ci travers si plateforme yi mën ngeen dugg YouTube daal di tapé Prince Rare ngeen am single bi voilà xam naa ni ay fan yu néew di ngeen amal clip bi incha allah mi ngi noonu. alors ñu abordé waat ci sujet politique mu doon sujet boo xam ne bu doy waar la mbokk yi bokk na ci li ñu war a abordé ci sujet bi nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye mu nekk président bu mouvement des cadres du parti Pastef alors ñu ci digganteem ak journaliste bi di Mamadou Mouhamed Ndiaye fale ci kër Futur Média avant ci télévision Futur Média groupe GFM alors mu dalaloon ko ci xibaar 13h ci semaine ba la ñuy génn moom ak kii di honorable député moom Abdoul Mbow alors mu doon loo xam ne itam ñun Sénégal yëpp jot nañu découvrir lan moo fa xew ci question yi nga xam ne ñu ngi doon dox ci digganteem ak kii di Bassirou Diomaye Faye moom Mouhamed Ndiaye ci diggante boobu ñu jot a am ay conversation yoo xam ne kii di Dame Mbodj rafetlu ko benn yoon parce que moom nee na mi ngi déplorer acte bi nga xam ni journaliste bi def na ko ndax waroon na mun a am beneen taxawaay wala mu am taxawaay yemale ñoom ñaar kii di Abdoul Mbow honorable député ak kii di Bassirou Diomaye Faye ndax nee na moom yemalewul leen bu leen yemalee woon du doxalin bi nga xam ni def na ko kii di du sumay kaddu Dame Mbodj la nee na moo bu dee yaradiku am na kii di Mouhamed Ndiaye di journaliste bi moo yaradiku bu dee reewandu am na kii di Mouhamed Ndiaye mooy réew te xamadi moom ay kaddu yi nga xam ni Dame Mbodj yëkkati na ko jëmale ko ci Mouhamed Ndiaye alors mi ngi noonu ñu desandi itam ñi ñëw ci li nga xam ni bokk na ci date yi nga xam ni artistes yi bu décembre jotee dañ koy jàpp voilà des scènes musicales sénégalaises day daal di saturé bokk na ci date yi nga xam ne le 11 décembre fale ci Saloum mu doon date boo xam ni Sénégal yépp ñu ngi koy ku ci nekk mi ngi wax kii bu waxee jëmee boor bi kii wax jëmee boor ba ca des ci diggante Wally Ballago Seck l'artiste du peuple le soir du peuple ak kii di Sidi Diop le golden boy de la musique sénégalaise nee naa mu ngi ñëwee yàggul waaye marqué na empreinte am ci chaîne musicale bu sénégalaise alors mu doon date bi nga xam ni aussi kii di Wally Ballago Seck mi ngi fële ci stade bu Kaolack waaye Sidi Diop mi ngi ci xol Kaolack le cœur de ville bu Kaolack fa la Sidi Diop war a tëgg le 11 alors comme li may faral di wax rek lii showbiz la du leneen bu ñu ko ñu jël ko defee ko loo ñu yóbbu ko ci anam boo xam ni waruñu ko fa yóbbu wala ñu dem ba toll ci anam boo xam ni baaxul alors li showbiz la diggante Wally Ballago Seck ak Sidi Diop ils sont des frères et donc sénégalais lañ ci réew mi lañ dëkk ci réew mi lañ bokk kon nañ leen soutenir nee naa leen ñii di soppee Sidi Diop nañu ànd en masse te muy ji seen artiste mi Sidi Diop fële ci cœur de ville bu Kaolack ñii di soppee Wally Ballago Seck nañu ànd en masse te muy Wally Ballago Seck fële ci stade bu Kaolack alors ñu bañ a ànd ak polémique ku ci nekk sincère ba mu jekk nga dem wuy ji sa artiste daal di ko supporter ci ni nga ko yëgee en positivement sans mu doon loo xam ne dina am gàllankoor dina am ay polémique alors loolu nee naa leen réew jàmm la réew mi nga xam ne Sëñ Touba fii la dëkk réew mi nga xam ne El Hadj Malick fii la dëkk Baye Niass fii la dëkk Baye Laye fii la dëkk alors ak chef religieux yëpp fii lañ dëkk mu doon réew moo xam ne réew barke ku fi dëkk texe nga ku fi dëkk daanaka yow raw nga alors ñu war a mën a jël ay jikko yu baax di valoriser ñooñu waaye war ñu mën a nekk ci réseaux sociaux di saagante di ŋàññante kii bu waxee kii di ñaaw
kii jugaat wax kii lu ñaaw loolu dama koy déplorer. Alors mi ngi noonu c'est seul Sénégal qui gagne ba tey ñu desandi ci showbiz bi ak ki nga xam ne mooy Wally Ballago Seck ba tey fale ci date yi nga xam ne jot na ko jàpp fale ci Gambia nee naa leen Sénégal mooy Gambie Gambie mooy Sénégal toujours dañuy faral di gis ni décembre bu jotee suñu artistes sénégalais dañuy daal di dem Gambie jàpp fa ay date pour juste béggal seen soppe yi fa nekk voilà Wally Ballago Seck jàpp date yi mel ni le 24 décembre le 25 décembre ba le 26 décembre mu fekk ni am na benn artiste sénégalais bu jotee jàpp foofu ay date muy Pape Diouf le leader de la génération consciente mu jàpp fa date le 24 25 26 décembre fële ci diggante Brikama Banjul ak yeneen kii alors mu doon date yoo xam ne itam dañ koy faral di gis ci showbiz bi waaye nañ ko jëlee comme ni ma ko waxee léegi ci diggante Wally Ballago Seck ak Sidi Diop le golden boy de la musique sénégalaise alors ma ne la dañ ko jëlee positivement dañ ko bañ a jëlee négatif c'est-à-dire ñoom ay doomu réew mi lañ ay doomu sénégalais lañ ñoo génn dem Gambia fas yéene béggal seen soppe yi fa nekk positivement nañ ko bañ a jëlee négatif bay saaga kii di ŋàññi kii maa ngi gis sama papa sama xarit sama mag muy Omaro ak sama mag itam sama papa muy Andi Mignon alors ñi def liggéey bu am solo fële ci télé bi di 2STV alors bon man dama leen di xamal sénégalais itam ngeen xam ne lii showbiz la Andi Mignon rôle bi muy joué fële ci 2STV ak Omaro rôle la boo xam ne dañ ko préparé dañ ko waaj liggéey ci pour def ko juste pour jox valoriser li nga xam ne mooy événement boobu le 11 fale ci Kaolack Ndangaan loolu itam fale ci ngeen xam ko li ñuy waxante lépp loolu je pense c'est déjà préparé ci ñoom ñaar voilà nañ ko bañ a jëlee acte boo xam ne wala nañ ko bañ a jëlee lépp loo xam ni lu négatif la non loolu ñoom ñoo ko waaj pour juste rek promouvoir date yooyu parce que Sidi Diop ñëpp xam nañ ko ak Omaro diggante Wally Ballago Seck ak Omaro ñëpp xam nañ ko diggante Sidi Diop ak ki nga xam ne mooy Andi Mignon ñëpp xam nañ ko waaye également diggante ki nga xam ne mooy Andi Mignon ak Wally Ballago Seck ñëpp itam ràññee nañ ko gis nañ seen diggante bu baax a baax ni muy demee kon nañ ko rafetal Gambia Wally Ballago Seck ak Pape Diouf xam naa dina neex te dina yëngu dina toj alors mi ngi noonu ñu ñëw ci question politique ba léegi ci activiste bi nga xam ni ñëpp dañ ko ràññee bu baax a baax ci acte yi nga xam ni ci combat yi nga xam ni itam mi ngi koy mëne fii ci réew bu Sénégal waaye également ñu gën ko ràññee fale ci kuréel boobu ñu naan nitu dëgg alors kooku mooy kan ñu naan ko Abdou Karim Gueye ñu gën koo xam ci Abdou Karim Xurum Xaax alors mu yëkkati kàddu jëmale ko ci Ousmane Sonko ci keroog bi ñu ko daanalee fale ci kër gi di Leral TV mu yëkkati kàddu jëmale ko ci Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko na xam ni bu mu engagé wu pour des politiques la joxe bakkanam voilà parce que surtout Ousmane Sonko ci moment bi nga xam ne dafa jug pour xeex lii di système na jàpp ni ku muy xeexal ci lii di système bi muy xeex Macky Sall mooy ku ci gën a tuuti ndax day xeex ak réew mi di réew mu France yóbbu mu xam ni saa bu yeewoo na waajal boppam bu baax a baax na jënd juróom-ñaari mètre percale daal di koy jox jébal daal di koy jox soxna yi pour ñu teel ko ndax bu ñu annoncé Ousmane Sonko rey nañu ko rek ñu xam ni noonu la parce que dafa war a xam ni engagement bu mu jël ak ñu bootu ci ginnaawam war na ko mën a jaral mu teg ci bakkanam mu bañ a doon ay parparloo mu dem ba benn journaliste jug di ko alerte di ko naan keroog bu nga wàccee ci oto bi da nga am chance de la doon dawru balle perdue mu doogay jug di tiit di alerter di wax alors na xam ni lii nii combat la boo xam ni c'est le combat tous les Sénégalais moom na ci waaj boppam bu baax a baax te xam ni lii juste doon na loo xam ni bu mu ko engagé la war a xam ni lii joxe na bakkanam ba pare alors ba léegi ñu dellu si ci li nga xam ni mbokk yi daanaka mooy ponk bu mujj mu doon ponk boo xam ni bu am solo la ci Dame Mbodj ñu ñëwaat ci moom ba léegi alors mu doon ponk boo xam ni ci diggante Orange Money ak lii di Wave alors ñu gis ni Dame Mbodj mi ngi doon mënee combat ci Orange Money ci doxalinam fii ci réew mu Sénégal alors ci forfait yi nga xam ne mu ngi koy def te jaar yoon ak élimissi yu muy joxe te jaar yoon aussi moom Dame Mbodj mi ngi fàttaliku Sénégalais yi amoon na état fii dem nañ jéem a sollicité ki nga xam ni mooy bu ñu amalee rencontre ak ki nga xam ni mooy directeur bii di kuréel bi nga xam ni mooy bii di opérateur Orange autant pour moi ngeen jégal ma lii di opérateur Orange ñu waxtaan ak moom ci lañ ko sàkku na wàññi élimis yi nga xam ni mu ngi koy def wala forfait yi nga xam ni mu ngi koy def te baaxul mu ngi koy defee ci anam yoo xam ni anam yi àndul ak njub moom Dame Mbodj ay kàddoom
moom di kii di directeur bu Orange daal di leen ne du ma wàññi ci dara te ni ma koy doxalee noonu laa koy doxalee alors ñoom ñu daal di ñëw toog jàpp seen jàmbur waaye Orange bu demee ba am kii lii di wujj muy Wave mu daal di ñëw di wàññi lii di forfait wala lii di transfert d'argent voilà yóbbu ko ba au niveau de 1% nee na loolu da koy maanaam loolu du ci ànd benn yoon te d'accord ci te sénégalais itam nañ ci bàyyi xel bu baax a baax Orange dafa bëgg a mener combat am c'est-à-dire dafa bëgg nax sénégalais ba ñu dellu si ci Orange daal di daaneel Wave mu delluwaat fu mu nekkoon loolu mu nekkoon kaddu Dame Mbodj mu ne sénégalais nañ téye fi ñu téye Wave suñu moomeel la nañ ko téye alors moom Dame Mbodj bu yëkkati kaddu yooyu alors Orange ba léegi ñu ngi wéyandi di def seen i promotion ñoom itam di continuer di wéyandi di def seen i liggéey ni mu waree voilà mi ngi noonu ndax Dame Mbodj nee na képp koo xam koo may lii di wala ku jënd connexion nga ne ko connexion 1 mois laa la jaay mu doxal 10 jours connexion ba daal di jeex nga ne ko voilà yow yaa lekk mooy wala yaa nangam alors loolu yennul maanaam te ñoom defewuñu ko fële ci diwaan France ñu koy defee fii ci Sénégal loolu ñàkk respect la ak am faux dirigeant yi nga xam ne war nañu mën a taxaw ci loolu gis-gis kii di Dame Mbodj loolu noonu la ko gisee et puis noonu la ko defee noonu la ko waxee fële ci conférence de presse bi nga xam ne amaloon na ko alors mi ngi noonu mbokk yi internet yi ñu doon suivre fii ci Ndongaan TV loolu lañu jotoon indi fii ci Ndongaan TV mu doon actualité people alors mi ngi noonu xaar leen ñu ci semaine bi di ñëwaat ñu fas yéene indi dégtal lépp loo xam ni ñu ngi def buzz à travers la toile ñu indi leen ko à temps réel daal di leen koy jébal Saline Omar la woon l'animateur qui tous là où ça fait mal alors ça me fait plaisir d'être là parmi vous mbégte rek laay am saa su ne daal di partager ak yéen lii di Actu People jërë ngeen